couvre-feu bi gunge leen ci waxtu yi nga xam ne nii da ngeen koo fas yéene passé en famille ndax nag restez chez vous la ñu wax na kenn ku ci nekk toog sa kër ci sa salon nga jàpp ITV ñu daal di leen gunge wante ci gunge boobu dañoo fas yéene waxtaane li nga xamante ni nii moo nar a am njëriñ ngir askan wi ndax nag xam nañ ni contexte bi ñu nekk mooy contexte bu particulier muy mbasum coronavirus bi nga xam ne nii lëmbe na àdduna wërngal këpp wante Sénégal jot ci wàllam bu baax a baax tax autorité sanitaire yi àndandoo ak autorité étatique yi ngir jàpp ci xeex bi ngir ñu mën koo daan éradiquer ko ba faw moo tax ñu daal di décréter li nga xam ne ni mooy couvre-feu fii ci Dakar ak itam ci Thiès ngir nag jàpp ci xeex bi ba nga xamante ni nii feebar bi du avancé gën a jëm ci yeneen villes yi nga xamante ni yeneen régions yi nga xam ni mbas mi xaw ko am tuuti doole looloo tax nag plateau bi di fiw réew mi nag fi mu toll ñëpp xam nañ ko dama ci daal di ànd nag ak sama nijaay sama xarit tonton Lay Ndiaye nuyu naa la. Maram maa ngi lay fay di nuyu askanu Sénégal yëpp di nuyu àddina bi parce que ñun dañ nekk fii ak feneen muy ici ailleurs di ñaan yàlla aussi par exemple suñu 2020 bi 21 bi gënal ñu mukk mu trop suñu 20 bi di sant yàlla bu baax nag waxtaan di ko taaj pour yàlla nañ dégg xel parce que lañ ci jéglu yëpp mooy fexe ba askan bi jàngat ci soppi dundin ba tax li ñuy xeex muy corona bi ñu mën ci jëlee loo xam par exemple ndam rek lañ ci am di nuyu aussi suñu invité aussi. di ko tatagal. macha allah comme ni nga ko wax ñuy ñaan yàlla lépp lu nu ci waxtaane rek doon njëriñ bu ñuy fas yéene jël jëriñoo ko ci biir askan wi looloo tax nag tey jii ci seen émission fu réew mi toll dinañ dem ci terrain bi xam ngeen ni couvre-feu bi war nañoo xam ana naka la ko sénégalais yi dundee kenn ku ci nekk ca fa nga nekk moo tax ñu yebal suñu benn ndaw muy Boubacar Dieng mu fas yéene di ñu wax lépp liy xew ci dëkk bi si kanam tuuti lay doon incha allah wante dinañ leen indil itam ay reportage yoo xam ni mooy tax à temps réel ngeen di mën a xam lan moo xew ci dëkk bi wante tey ci biir waxtaan bi dañ ciy ànd ak koo xamante ni nii dina mën a wax ñu dégg ko ndax c'est une voix autorisée muy monsieur Maham Ka nekk conseiller technique en communication bu ministère de l'intérieur monsieur Maham maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax. waaw Ndeye Marième maa ngi lay fay di la nuyu laay mi toog suñu wet Laay Ndiaye. di nuyu mbokk téléspectateurs ITV yi ñu seetaan yëpp di wax ne ñu ngi fi ñëw tey ci turu monsieur le ministre de l'intérieur monsieur Antoine Félix Abdoulaye Diome di ñaan yàlla suñu waxtaan mi ñu fi am tey mu jur njëriñ pour askan bi. macha allah alors monsieur Ka bëggoon nañoo xam couvre-feu bi ñu décrété diggante Dakar ak Thiès lan mooy pertinence bi lan moo ko wundu parce que ñu bëri ñi ngi posé wu question boobu noonu bëggoon nañu xam lan mooy pertinence bi carrément. waaw merci beaucoup en fait defe naa expliqué nañ ko ci ay yoon di autorités yi gën a kawee ba ñun ñii li ko expliqué rek mooy fi mbas mi toll fu mu nekk nii ci dëkk bi et surtout ci région Dakar ak Thiès maanaam président de la République bi nga xam ne moom mooy voie bi gën a autorisé moom mooy kilifa bi gën a mag boo xam ne mooy décréter couvre-feu ak état d'urgence moom moo dajale woon waa CNGE ñi nga xam ne ñoom ñooy mbootaay bi nga xam ne professeur médecine képp koo xam ne mi ngi xeex mbas mi fa lu ñuy dajee pour épidémie bi ñu xelal ko xool tolluwaay bi ak jafe-jafe yu ñu am moom ci boppam mu sukkandiku ci loolu nag ne léegi comme demee na noonu Dakar ak Thiès foofu la mbas mi gën a tar ne woon nañu 90% cas yi ñu amoon en son temps ci ñaari région yooyu la nekk nañu def état d'urgence def couvre-feu couvre-feu bi nag ñu bëri ñu ngi posé wu ay question waaye lu simple la bu ñu xamee ne mbas mi dem ak dikk bi ci diggante nit ñi mooy tax mu am maanaam c'est une maladie transmissible ci diggante nit ñi seen i tase ak seen i jaxasoo la maladie bi di doxee donc nu ñu mën a def ba wàññi jaxasoo nit ñi rek day fexe contribuer ci liy wàññi mbas mi c'est-à-dire nit ñi am nañu seen journée pour liggéey ak seen i mesures barrières dinañ ñëwaat peut-être ak arrêté yi ñu génne ak yooyu di góorgóorlu ba bañ a joxante mbas mi waaye guddi gi comme ñu ci bëri dañuy dallu dañuy reposer wu ñu profiter ci nag pour am benn temps boo xam ne diggante 21h ak 5h du matin dañu arrêter toute circulation mu wóor la ni su fekkee dem ak dikk bi mooy tax virus bi di circuler virus bi amul tànk mënul déplacer boppam ñi ñoo koy déplacer même si c'est une minute la ñu dindi ci 24 heures yi baax na donc loolu mooy idée bi nga xam ne dañuy jël benn temps boo xam ne temps bu yaatu lay doon ñi ñu toog seen kër wàññi circulation ji wàññi dem ak dikk bi pour ñu xeex mbas mi boo doon jël exemple bu ñu doon ne mbas mi par exemple ci journée bi dina dem ak dikk bi dina indi 10 cas guddi gi peut-être 2 cas
même fekkee 2 cas yooyu rek lañ ci wàññi jar na ko pour ñu mën a xeex mbas mi donc loolu rek mooy utilité couvre-feu bi ak aussi beneen sens boo xam ne c'est un sens aussi psychologique ndax nit ñi bu ñu demee ba ñu tënk leen ci kër yi ñu xam ne dem ak dikk guddi amul war nañu xam ne am na lu xew ci dëkk bi même fekkee laalu leen ñoom directement loo xam ne impacté na dëkk bi grave na grave boo xam ne président jël dogal mel noonu ndax arrêté dem ak dikk bi état d'urgence responsabilité bu mag la ba président si jël bu xasee ba jël ko rek war na am impact aussi psychologique si nit ñi ñu xam ne am na lu xew même bu dul guerre it ay bakkan a ngi faatu ay dund a ngi dem ñi ñaa ngi souffrir te àdduna bi yëpp la daj pour ñi nga xam ne amuñu si woon conscience aussi tënk boobu dina leen delloo si seen xel ñu xam ne même bu ñu xëyee le lendemain am na lu taxoon ñu tënkoon leen la veille te war nañu góorgóorlu si gestes barrières yi. mais est-ce que jàppoon ne dafa war a ànd ak ay mesures d'accompagnement yu am solo parce que bu ñu nee couvre-feu à 21h da ngay xalaat heure bi ko jiitu comment les gens vont faire pour mën a regagner respectivement kenn ku ci nekk sa kër surtout jamono ji nga xamante ni y a des travaux un peu partout à Dakar da ngay gis rush bi muy occasionné ci heure de pointe yi sécurité bi également dañ koy interpeller ci loolu noonu lan nga jàpp ni moo waroon doon mesure d'accompagnement au ministère de l'Intérieur. waaw dëgg la xam nga ku nekk ak ca wàll ci biir xeex mi dafa am loo xam ne peut-être ministère de la santé lañ ko dénk am intérieur am ku nekk luñ la dénk waaye boo xoolee da wax naa ko sànq ay mesures d'exception la maanaam lépp loo xam ne day tënk ay nit rek faaw mu am ay jafe-jafe liñ ci woo rek mooy compréhension nit ñi xam nga buñ la nee 21h war na la fekk sa kër defe naa li ci des responsabilité individuelle ak organisation nit ki moom mooy des c'est-à-dire que bu nekkoon temps normal wax dëgg yàlla du ñu tënk kenn heure bu la neex nga dem heure bu la neex nga dikk waaye bu ñu xasee ba joxe heure boo xam ne heure boobu warul a fekk ci biti rek defe naa ni d'abord avant mesure d'accompagnement yi sax ku nekk moo war a organiser wu pour mun a heure boobu fekk la sa kër nga nekk personne physique comme personne morale entreprise yi ak administration yi am nañu possibilité organiser wu heure de travail yi am ay facilité ba employé ak képp kuy liggéey mën a dellu ci këram normal li si des nag force de l'ordre yi nekk ci tali bi di contrôler circulation bi ils sont conscients de ça te ñoom it dañ ci jàpp xam nañ ne xat na dina am ay embouteillage waaye ils font tout ba mu gën a fluide ku nekk mën a dellu sa kër li ñuy bañ rek mooy par exemple ngay liggéeyee plateau war a ñibbi je sais pas Guédiawaye war ma joxe exemple wala Rufisque nga xaar ba 21h 20h30 nga ne da nga ñibbi loolu ça pose problème loolu kese la te ñu xam ne c'est un temps déterminé tënk la boo xam ne ci benn temps la rek bu temps boobu weesoo dañuy jàll ci leneen bon ñun dëkk la boo xam ne ay jullit lañu am na exemple yu bari ñu mën a joxe weeru koor bu ñëwee dañuy tënk ci benn période donc koy accepter nga xam ne yaa koy dund bu passé nga dog c'est la même chose day nekk temps d'exception boo xam ne bu metti la mais dañuy jël ay mesures obligatoirement pour taxawal mbas mi ñëpp dañ ci war na conscient jël seen responsabilité personnelle organiser wu rek pour mën a dox waaw mais bu ñu xoolee aujourd'hui sénégalais yi wax dëgg yàlla la majorité des sénégalais se sont conformés et s'organisent en conséquence pour respecter couvre-feu bi ci organisation boobu sax ci la ñuy dem tonton laay parce que démb ñi ngi ko doon junj xam nga ni comme niñ ko waxee kër yi dafa xat kër yi dañoo xat bu baax te yenn kër yi itam day am njaboot gu bëri nga daan gis ñu daan organiser wu di mën a def ñiy tëdd tey guddi yi ñi fanaan bëccëg su ko defee kër gi du ñu yëg métit bi mais tey couvre-feu am na tonton laay genre yi njaboot yooyu faaw itam suñu xel mën a dem bu baax a baax ci ñoom tamit. bon jërëjëf madame et puis monsieur Ka presque wax na ci lépp presque parce que mesure d'exception boo amee da nga war a adapté wu à la situation nit ku ne aussi par exemple comme je l'ai dit hier li xaw actuellement tey ñu naan ndax microbe day dox guddi wala day dox bëccëg dañuy fàtte ne par exemple lii bu ñu ko instauré c'est pour limiter les dégâts te limiter les dégâts du ko c'est éradiquer maladie mais wàññi as tuut comme ni mu ko expliqué soo ko dama di si bëccëg mën na am deux ci guddi gi te loolu dañ ci gagné ñu lutti gën a respecter les mesures barrières yi ñu doon wax parce que tey askanu Sénégal comme je l'ai dit hier il faut que ñu éduquer wu métti na mais fu ñu éduquer wu parce que le problème mooy parce que nit ku ne ci dundam c'est bien mooy muy neex mais toujours da nga war a ñaaw njot suba nan lay see xaw ma kon may fagaru tey ba ëllëg bu ñuy metti ma xam nan laa koy dundee te lii dafa bett ñëpp ci àddina bi tey even ça veut dire comme ça bett ñëpp tey état li mu ci mën a mooy par exemple joxe xalaatam par rapport ak ñi koy conseil parce que je l'ai dit hier ma ne Macky Sall c'est la voie autorisée le président Macky Sall d'accord mais ci kaddu kan lay waxee commission bi koy xalal par rapport ak li xew tey ñaari cam kaddu tey fii mooy médecin yi ak sécurité ñoom rek ñoo coor am kaddu tey du keneen parce que sëriñ si ñu ngi déglu médecin yi yaa ngi sëriñ si ñu déglu sécurité bi kon ñun askan bi ñi nga xam parce que ñooñu lañu topp dañu nekk réewu jullit ak réewu catholique yaa ngi dégg gëm leen suñu toppoon tey l'islam ni ñu ko waxee même yonent bi def ne par exemple bu mbas amee mais restez chez vous ku ne fu mu ne na fa toog yaa ngi dégg ku ne la nga da am
jëmal fexe na ko modifier ba modeler ba bokk ki nga dendal. mais est-ce que tonton lay jamono yi sangu-sang yi ak léegi bokk naa parce que léegi jamono bi dafa soppeeku dafa metti xam nga bu yàgg ba xëy na boo amee dugub dund boo amee meew dund mais léegi façon dundin bi ñuy dundee metti na et puis njaboot gi gën na sakkan macha allah. maanaam xam nga li nga dafa am solo quoi jamono yonent bi ak tey leen rek moo leen di wutale évolution technologie amul leneen. ñun dafa ñun seen jamono dafa doon yëg leen parce que dara xew na. tey ñun da ngay toog fi nga toog ñu wax xamal la kaar ci saase li xew ak noo koy aare ak noo koy moytoo. te da ngaa toog jamono yi ay waxtu doo mën a yegg pour jot loolu. ñun suñu bopp ñu war a jàngalaat suñu bopp yaraat suñu bopp. nee naa la dem fii parce que nit ku ne xam nga loo attan ak loo mën. yii ba lu muy dafa defar sa arrange régler sa bopp ba pare. waaw yaa ngi dégg. quand j'ai pas les moyens de nourrir 4 femmes j'ai pas droit à prendre 4 femmes. je le dis am na dégg naa kenn koo xam sax dem naa mooy toog ci kii bi naan ma Facebook naan ba. benn galon d'accord benn galon mais benn galon su fekkee loolu nga attan mën ko dund ko sa njaboot duñ la mere sa njaboot duñ la mere. mais bu ko dund du ëpp loolu da nga mujj ëpp di jaabante fu ne xale yee kan moo leen di yar. et c'est très important situation bi ñu toll nii te que je l'ai dit hier corona bu ñu ci génnee une autre vie mooy adapté wu tey. ku ko nangul dafay am. faut les gens comprennent dès maintenant que ñun suñu bopp dañoo war a jàngalal suñu bopp xam suñu bopp xam fan lañ jëm ak lan lañ jëm ak lan moo ñu fi indi tey ñun lu ñuy dund suñu doom waruñu ko dund ci nan defaral leen de sorte que ñoom buñ dee tëdd suñu bàmmeel ñoom ñu romb ñu di gërëm mais liggéey boo xam ne nga def sa bopp rek non non du noonu comme il a dit tout à l'heure monsieur Ka war a wàcc dëkkee Guédiawaye parce que war a wàcc ñu ko fait 21 heures mais soo bëggee ba dëkk 20h30 nga bëgg tël pour yegg doo fa yegg mënul ne alors que je l'ai dit hier président Macky Sall bu joxoon rendez-vous par exemple 20 heures bu nga jël sa 1 million lu embouteillage métti mais da nga def tuuba 20 heures fekk la fa. comme boobu loolu bu la jaree loolu li nga xam ne parce que mën na loolu askan bi yëpp ñëpp tëdd seen kër tey imagine suñ sàgganoon état seetaanoon sàggan ba ñëpp tëdd seen kër feebar tey ku yëkkati kan moo ñu yëkkati rek kon ñun ñu war a xoolaat suñu bopp organiser suñu bopp et c'est très simple organisation et méthode mooy réew. yaa ngi dégg te tant que dugguñ ci duñ dem. nit ñi nag dañ naqaree waxal. dëggantaan mais naqaree waxal boobu nag kenn mënu leen waxal ku dul ki leen juddulu yar leen màgg leen dundal leen bañ toll nañ toll parce que xale boo ko yarul ci kër mu yaro ci mbedd mi boo ko yarul ci kër mu yaro ci mbedd te la muy jël ci mbedd ma nag boo xam lan la day toon dem rek bu fekkee ne kër ga yow am nga souci wu ci moom parce que l'avenir d'un parent c'est le souci d'un parent c'est l'avenir de ses enfants donc loolu nag bu fekkee amoo xalaatoo ko lu du yow sa bakkan nga toppatoo mais lu ne lu am dépassement day yéeme loolu tonton Laye wante war nañoo xam jamono ji Dakar nan la ñuy dundee en tout cas couvre-feu bi donc dañuy dem seeti ji ki nga xamante ni nii moom lañ yebal ci terrain bi Boubacar Dieng foo féete jamono ji ngeen koy gisee suma ginnaaw fii nag yéen a ngi gis benn véhicule de police mu nekk suma ginnaaw juste derrière moi ñoom nag ñoo fi nekk gum tey jile parce que boo leen fàttali ko fii nag si ñaari tali fan yile amoon na ay jàppante yu métti la surtout si premier jour couvre-feu bi jàppante boobu nag askan wi la woon ak way takk der yi moo tax tey daal ñoom ñu ngi fi am dispositif bu important boo xam ne teg nañu ko fi à part way takk der yi nga xam ne ñoo di policiers yi am nañ fi itam ñoo xam ne ñoo di ay militaires ñoom d'ailleurs seen camion mu ngi nii taxaw xam naa léegi rek di ngeen ko gis ci image yi camion baa ngi nii taxaw fii entrée bi kuy dugg ñoom ñoo koy contrôler ñi nga xam ne nag ñoo mën a jàll ñooy ñi nga xam ni am nañu autorisation de circuler comme ni ko préfet bu Dakar wala sax gouverneur génnee woon xamal ni nit ñi war a circuler seen tour liste bi génn na moo tax nag fii kuy jàll entrée bi dañ koy filtrer xool ndax yow bokk nga si ñi nga xam ne ñoo war a dem ak ñi nga xam ne war ñoo dem à part yenn véhicules particuliers yi ñi nga xam ne ñoo fiy jaar ñooy ambulance yi bu weesoo ambulance yi ñi fiy jaaraat itam moo di véhicules yi nga xam ne ñooy ramasser ordures yi mu di waa UCG fi mu toll nii daal Ndeye Marème lii moo amagum si rond point Jet d'eau boo jógee rond point Jet d'eau yaa ngi dugg ñaari tali Boubacar noté guñu fa benn situation bu exceptionnelle amagu fa benn problème non benn problème amagu fi sànq am na ñoo xam ne xam nga ñëpp mën ñoo egg seen kër 21h bu jotee moo tax ku fi ñëw ñoom dañ lay jéem a verbaliser xamal ni daal heure bi waroon na laa mën a fekk sa kër wante amul kenn koo xam ne jàppagum nañ ko fi wala ñu koy def naka sudul noonu kon daal instant yi calme bu plat la ñu fa nemmeeku jamono ji effectivement comme ñaareel ak ñetteelu fan bi yëpp calme plat lañ fi nemmeeku fii si ñaari tali yi
jaajëfal nañ la Boubacar xam naa peut-être ci kanam ñu jëlaat la fekk nga déplacé wu dem beneen zone xool ba xam itam foofu itam ñoom it ñoo nga ca calme plat googu monsieur Ka gis nga ko dafa mel ni ñi doon jaayante ak policiers yeeg takk der yu ni mel daa mel ni fi mu ne nag ñoom ñëpp vraiment conformé wu nañ ci autorités yi li ñu digle muy rester chez vous. waaw bien sûr xam nga loolu dañu koy comprendre parce que defe naa même couvre-feu bi fi njëkkoon am aussi amoon na quelques récalcitrants. def naa yu comprendre lu ndax foofu tamit dafa am ñaari niveau boo xoolee ñi doon génn di yëngatu lu si ëpp ay ndaw lañu. foofu tamit dañ ciy profiter vraiment di interpeller rapidement rek responsabilité parents yi. ndax si ndaw day nekk sa kër nga am ci moom autorité mu génn def dara. te bu ñu ko jàppoon yóbbu ko commissariat à la minute papam wala yaayam ñëw taxaw. wala nijaayam. donc am na kër bu mu jógee am na responsable. c'est vrai que au début amoon na mais police ak gendarmerie ak les forces de défense de sécurité dañ ci taxaw rapidement ndax couvre-feu bi mu jógee ba léegi arrêté nañu 559 personnes te 559 yi 402 yi. violation couvre-feu lañ leen téye. d'accord mais am na 157 yoo xam ne yeneen problème lañ leen jàppee woon. suñu la jàppee ci violation couvre-feu yan daan nañ la mën a. waaw xam nga normalement policiers yi nga xam ne dañuy jàpp nit dañ la war a interpeller. yóbbu la commissariat denc la ba couvre-feu bi jàll te am na amende 6 000 francs boo war a fay tout de suite. mais ni ko seen reporter boo xëy ça dépend policiers yi aussi ay nit lañu am xel lañu. du rek jàpp tëj ñi noonu ça ne se passe pas comme ça. donc dañuy constater xam ku ñu amal affaire bu daan bi waroo tegu sa ko nag ñu teg ko. waaye am na ñoo xam ne leneen moo tax ñu jàppoon leen au-delà même du couvre-feu c'est des destructions de biens appartenant à autrui, trouble à l'ordre public, acte de vandalisme yooyu. dafa dépassé couvre-feu bi ngeen di taal ay pneu loolu moom kuñ ci jàpp vraiment dañ lay jàpp teg la ci yoon. donc police ak gendarmerie bu ñu commencé ba léegi ak armée muy si nit ñi muy ci oto yi parce que aussi am na 299 oto yoo xam ne interpellé nañ leen immobilisé leen ak presque 158 moto yoo xam ne jàpp nañ leen ay nit yoo xam ne dañuy dépassé temps couvre-feu bi. muy wane waat beneen yoon ne ñi nga xam ne ñooy gàmmu ak ñiy raas dem duñu benn looloo taxoon sax ñu def ci benn élément Mame Astou Kane la ñu yónni woon ca Grand Yoff nga xamante ni itam koñ la boo xam ne dañ fay faral di nemmeeku benn xeetu insécurité bu xaw a jéggi dayoo moo tax moom itam mu dem xool ndax amul yu ni mel ñu suivre reportage bi te ñëwaat. ndaanaa ni réew mi laa bëgg woon. bu ñii di gàmmu ñii di ras dem loolee la ñu nemmeeku fële ca Grand Yoff ca xale yi di amal yëngu-yëngu jëm ci couvre-feu bi quartier Arafat mu doon benn secteur boo xamante ni luñ leen di jiiñ li ni mel bari na loolu waaye tamit Mamadou Ba di jaaykat ak Souleymane Thiam mi doon menuisier ca buntu këram duñu weddi li ni mel. dañ ko dundee comme ni ñu ko daan dundee rek parce que affaire agression ak sàcc du lu bees mis nañ ko mais gars yi dañuy yàqam di benn événement am ñu profité si def si lu ñuy def mais tamit boo xoolee tamit benn instant tamit li am lii lépp démb nguur gi la parce que moom mooy may booyi fit moo waral lii ama parce que tamit boo jëlee ay doomu aadama yoo xam ne ñii dañuy xëy liggéey ñii duñu xëy liggéey booy xëy war a dem guddi dem sàcc ji gars yi tere la yooyu yëpp il faut nga xool nu mu gën a yombee si yow te dafa yomb si ñoom nga baare yoon oto bu romb amul fu muy dem buñ la arrêté force dañuy jël li nga am. ñii gàmmu ak ñii raas dem xam nga loolu moo am fépp loolu moo nekk fépp ñi nga xamante ne dañuy profité si occasion yooyu pour defaale si yenn ñaawteef yi bu ko defee ñi ne nag voilà affaire mécontent yi la or que nag du loolu xam nga mbir mi ñëw na jëlee nañ ko ni ñu ko war a jëlee. mais bittoon na lii ko gars yi tamit xam nga rek dañoo demee benn instant mënatuñu tëju bi instant boobu noonu gars yi jóg fit bu fekkee yow ak nguur gi nga amal affaire nga liggéenti ko ak nguur bi moo gën population bi ñoom seen i biir di këfante seen i sac xam nga rafetul moom. di def addu kalpe ci mbedd mi bu nu sukkandikoo ci Mamadou Ba moom mi ma ngay ñaawloo yéex a ñëw gi nga xamante ni way takk der yi def nañ ko. non mais amul benn policier bu fi nekkoon amul benn policier moom gars yi doon defal seen yoonu bopp ñoo créé lépp ñoom ñoo ko def police après la ñëw ñoom ba ñëwee sax ñoom neex la wuñu parce que démb grand fi ñaari oto kese fi nekkoon te ful nit ñaari oto mënu leen téye ñoom ba ñu sonnee ñoom ñoo dem ñibbi bàyyi booy def li ñuy def ba pare dem tëddi. ak lu mu mënti doon takk der yi nga xamante ni ñooy saytu respect bi jëm ci couvre-feu bi ñoom ñi lee war koo mën a boole ak aar doomu aadama yi ak seeni moomeel. Mame Astou jërëjëf mu mel ni tonton laay saay si ñoom du ñu raté benn occasion restez chez vous ñoom ñiy defee nii lii tamit yéeme na de. xam nga li métti mooy lan tey ñii tey da nga leen di yërëm agent de sécurité yi te suñ sañu nekk seen kër comme yow ni nga nekk sa kër. toppatoo sa njaboot comme ni ngay toppatoo sa njaboot. si on était tellement civilisé
tey le couvre-feu bu amee y aura des sécurités pour sécuriser parce que nit ñi de leur bien mais du sécuriser nit ñi parce que nit ñi def ay dégâts yaa ngi dégg loolu moo doon am tey mais boobu gisee li tey ñu ba dañuy profité ci biir te lépp aussi rek ci dañuy fàttali ne réew mi ñoo ko bokk ñun ñoo ko bokk quel que soit parti boo bokk quelle que soit religion boo bokk quel que soit foo bokk réew mi ñoo ko bokk bu yàqu ñu ñëpp lay yàquloo kon bu mbir bu amee bu toll nii ñu ñu fa àndandoo war a foole force yi liggéey noo xam ne par exemple tey ñëpp a ci gis seen bopp ñi nekk ci mbedd bi tey taxaw tey di ñuy renforcer xale ñëw di jànkonte ñoom dafa tegul ci yoon dafa tegul ci yoon et que boo ko yërëmul boo ko xarab dañ leen waroon toog romb leen sax yërëm leen mais vraiment li ñu leen teg metti na waaye nag dañ leen jàppale bu baax baax ci naan dañ tëdd suñu kër ngeen sécuriser ñu mais quant à dem ba tollu fenn fi ñeneen di ci raxaloo parce que mouvement bu amee xamal ñuy jóg rek mais boo xam ne ca topp ne ko bu sekkaa waxee léegi am na yoo xam jàpp na leen pas ci couvre-feu respecté ko moo tax mais leen la leen rax ci biir parce que yaa génn def ful ñen dañuy rax ci biir loolu ndax ñu def ci biir tey fii jàg ci fii dugg fii génn fii loolu mënoon na ñàkk ci kaw kilifa yi encore dañu xoolaat seen doom yi kilifa yi encore dañu xoolaat seen doom yi nous sommes appelés à mourir nous sommes de passage on doit léegi un héritage bu serein boo xam ne ëllëg bu ñu dee ñu gërëm ñu encore une fois te kilifa ci kër war na fexe ba doomam gërëm ko ëllëg doom bu réussir gërëm waajur la mënul ñàkk bu jàddee yoon nag ñëpp xalab ko day yéeme mais monsieur Ka dafa mel ni itam couvre-feu bi dafa voler vedette bi yeneen mesures yi couvre-feu bi ñu ko décrété ba léegi da ngay gis ne waxatuñ ci yeneen yi alors que ministère de l'intérieur am na yeneen décret yu mu génne jëm ci yeneen mesures yi lu ci mel ni peut-être port de masque beeg yeneen yu ni mel lan nga ñu ci mën a tegal suñu loxo. mais parfaitement merci beaucoup Ndeye Marème pour opportunité bi parce que c'est vrai que débat bi dañu ko orienté bu baax ci couvre-feu bi mais dañu fàtte ne monsieur le ministre de l'intérieur monsieur Antoine Félix Abdoulaye Diome dafa jëloon ñaari arrêté le 6 janvier arrêté 030 ak 031 pour ay mesures d'interdiction de rassemblement te loolu am na solo aussi ñu waxaat si te mesures yooyu mi ngi daw aujourd'hui tere nañu rassemblement fépp foo xam ne voie publique la réunion yi publique ak réunion privée yi dem nañ ba cité leen ngénte yi mariage ak demee noonu parce que jaxasoo bi dañ ko war a éviter néew ñu nag boo amee sa doom war nañ ko expliquer doo ko tudd bien sûr yow imam bi yaay ji yooyu amul problème mais dajale nit ñi pour des cérémonies ak yooyu loolu la ñu interdire loolu ba léegi mi ngi daw rassemblement aussi dans les lieux recevant du public ñu énumérer leen boo xoolee hôtel yi salle de spectacle yi dancing yi bar yi café yi salon de thé yi plage yi les plus marchés hebdomadaires wala salle de sport yi tout ça c'est interdit de se rassembler là-bas nit ñi war ci bàyyi xel donc yooyu yëpp nit ñi war nañ ko fàttaliku te xam ne du couvre-feu bi kese bu ñuy dund seen dund ci journée bi dañ ci war a bàyyi xel takk masque bi aussi mi nga xam ne moom la ñu amagum à part vaccination bi ñu wax moom mooy la meilleure mesure barrière fu mu nekk nii c'est obligatoire nga takk sa masque sur la voie publique. mais est-ce que rigueur gi ñu ci àndaloon. am na si ba léegi. c'est-à-dire aujourd'hui ministre bi arrêté bi mu ngi ko jël le 6. te force de défense li ma wax ñi ngi taxaw guddi gi. di surveiller couvre-feu bi waaye ñi ngi ci biir nit ñi aussi bëccëg bi pour continuer def seen liggéey parce que policier du rek ku sol tenue et cetera am na ñeneen ñi nga xam ne peut-être doo ko xam donc nit ñi ñi ngi ci bàyyi xel te xam ne fu mu nekk nii avant couvre-feu bële ak état d'urgence bi mayoon nañ la nga génn ci mbedd mi dox sans masque mais léegi mayatuñ la ko c'est-à-dire quand on dit port du masque obligatoire sur la voie publique mooy boo jéggee sa buntu kër rek masque bi da nga koy takk soo takkul masque boo takkul masque amende yi de dal sa kaw ay infraction la yoo xam ne tey mën na dem de dañ naan ay 300 francs ba 20 000 francs wala prison mën na ci xaj 1 mois devant le juge waaw parce que infraction nga def bu ñu xasee ba ne lii def ko defoo ko rek yoon mën na dal sa kaw. wax dëgg yàlla takk masque 100 francs moo gën a yomb. voilà il faut nit ñi vraiment delloo seen xel ne xam ne takk masque bi léegi obligation lieu de commerce boo jël muy marché yi ñu xam muy grande surface yi centre commercial showroom boutique fu mu mut doon c'est obligatoire transport public yi rek la woon la dernière fois. mais bi yoon auto privé. c'est-à-dire que nit ki tey boo duggee sa oto di dawal bu amee keneen ku dugg ci oto bi rek port de masque bi c'est obligatoire. mais su dee yow rek yaa dawal bu dee yow rek amul parce que amul possibilité de contamination. parce que lépp loo gis rek dañ ko teg ci aussi ci xel ak ci scientifique mooy médecin yi. quand tu es seul amul kenn koo mën a contaminer mais boo doon dawal tey ba romb koo xam jël ko jàpp nañu ne boo leen takkul masque mën nga ko amee yow jël ko contaminer ko mu wàcc contaminer keneen. donc obligatoirement da ngeen a takk masque yi. donc vraiment mesures yooyu ñu xam ne état du jël ay mesures rek restrictives pour rek sonal askan bi wala vraiment ñi ngi dégg lu bëri nag ci rajo yi ak ci presse bi waaye war nañ ko déconstruire
ñun ñëpp ci Sénégal lañu bokk état même bu jëlee ay mesures aussi ñi nekk ci état bi ay nit luñ dañ koy respecté man mi sama oto wala au bureau wala feneen da ngay takk sa masque couvre-feu boo amul benn yitte bu doon plateau bi tey doo génn sa kër donc il faut ñi xam ne ñun ñoo bokk Sénégal bi bokk gaal bi te am na dëkk yoo xam ne fa la gën a metti aujourd'hui on parle de couvre-feu am na ñoo xam ne ils sont en confinement total te dëkk yooyu peut-être ñooy gën a réclamer sax liberté que ñun ay France Europe fu nekk nga xam ne fu mu nekk nii dañ leen a tëj carrément ñun eggaguñu foofu te nag nañoo xam te dëgg il faut que ñi ñi aussi comprendre aussi benn affaire te message bu important la l'État jëlee ko ci président Macky Sall ministre de l'Intérieur ak gouvernement bi yëpp ñaanuñu ko yàlla mais les gens prendront toutes les mesures avec rigueur pour dindi fi mbas bi il faut ñu comprendre loolu couvre-feu bi la tey nañ ñaan yàlla mu jeex ñu bañ a dem ci leneen voilà il faut que ñi comprendre ne état moom lépp lu mu war a def pour sauver la population du Sénégal dina ko def d'ailleurs am na benn loi bu ñu jël sax barki démb def naa démb loolu mën nañ ci ñëwaat après pour gën a renforcer toujours instrument juridique yi nga xam ne mooy permettre état bi moo mën a continuer le fonctionnement normal de l'état mais aussi protéger la population sénégalaise protection boobu nag équation la boo xam ne kenn du ko négocier kenn du ko naatable il faut ñu comprendre loolu voilà sensibilisation dafa am moment mais benn moment bi nee naa ma nekkatul problème de on parle beaucoup de communication pour man du communication dans le sens information mais acceptation mooy problème nit ñi xam nañ ne mbas bi am na même bu dul yow personnellement nit ku mu dal wala ku décédé gis nañu kilifa yu mag yu mu dal fii tey ñu jóge fi ak ci àdduna bi donc nekkatul problème information problème acceptation la dafa mel nga brûler feu rouge rek du ñàkk xam ne waroo ko def leneen kay la ñu convoqué fu mu nekk nii donc ñi ngi wax communication c'est vrai mais man defe naa ne dépassé na ko war nañu dugg nag ci mentalité yi tax ñi di réticent ak récalcitrant ci loolu ak certains porteurs de voix parfois ñu dégg ñi ngi ci rajo yi mais parfois da ngay jommi bu ñu nee couvre-feu am na ñu jug au lieu ñu wax nit ñi toog leen seen kër mais commencé nañu déjà bu leen fi dóor kenn bu leen tëj kenn police tu ne comprends pas non dafa xaw a doy waar te loolu dafa parce que am na koo xam ne lu mu dégg ci rajo wala ci kilifa rek jàpp na ne loolu la il faut faire attention à la communication fu mu nekk nii vraiment il faut ñu orienter ñun ñëpp kilifa diine yi wax nañu ñëpp wax nañu mais defe naa wax moom kenn mënul leen déggoo wala gisoo acceptation moo des te nag la force restera à la loi bu ñu la expliquer nga comprendre accepter oh mais ñu teg la daan yi tax nga accepter rek c'est aussi simple que ça voilà alors responsabilité individuelle tonton Laye ak patriotisme est-ce que mën na permettre benn nit ah ngay dox romb sa morom bu takkul masque ngay jàpp ko takkuloo ko masque bu bañee nga sant ko su bañee nga dem dénoncer ko est-ce que patriotisme war na mën a yegg foofu ci jamono ji ñu nekk ak responsabilité. mën na war a mën a yegg foofu mais loolu war nga gën a laaj monsieur Ka xam lu tax. war dafa mën a yegg foofu mais Sénégal ñuy dundal noo xam ne psychologie boo xam ne da nga yéemu yenn saa yi day def dara ci mbedd sax na ko fi mbedd buur la buur mooy kan ñun la kon li ñuy yàq pour ñun la mais boo waxee loolu ëllëg mu jële ci kii kat yedd na ma xaw naa démb ci réew tubaab bi gis naa sax comme daal ci daanoon da nga am complexe tubaab bi non c'est mel ni xeeriñ la sànni dem si internet. waaw donc c'est mal ma connaître non tubaab mënu ma am lu rëy ba bu complexe ma mais nag mën naa jël ci moom jikko bu baax mën naa roy ci moom jikko bu baax dëkkandoo mën nañ bañ a juboo mais mën naay sarax ndi ko di xool jikko ju baax yi dama koy récupérer dugal ci sama biir pour defaraat sama bopp yaa ngi dégg loolu nag buñ ko fekkee ñoom dañu am jikko bu baax ñu roy ci ñoom mais du complexe ëpp ñu dara ñun ñoo waroon baax tey ñun ñoo gëm alxuraan jàng bible yaa ngi dégg gëm yàlla yonent jëm insa ñu jàngal ñu ci loolu yëpp ay yoon ñoo xam ne boo ci jaaree xool doo yàq dara yaa nga dugg seen di yàq mais finalement tu te poses la question fan lañ jëm alors monsieur Kane monsieur Ka est-ce que mën nañu xaar vraiment bu fekkee 12 jours yi nga xam ne dañ ko décrété woon couvre-feu ci Dakar ak Thiès su fekkee mbas mi ci rythme bi mu nekk nii chiffres yi di yokk chaque jour wàññeekuwul dañuy mën a xaar ñu yokkaat wala dañuy mën a xaar ñu passer à une vitesse supérieure. waaw moom laa doon wax sànq xam nga boo leen xoolee depuis le début ak le président Macky Sall ak gouvernement bi décision yu jël yëpp situation bi rek moo koy laaj c'est-à-dire que demoon nañu fi benn instant état d'urgence génnoon nañ ci génn ci couvre-feu ndax dafa commencé woon wàcc bi mu yëgaatee la décision yi ñëwaat donc ñun lu ñuy ñaan rek mooy décision yi ñuy jël nit ñi respecté ko accepté ko su wàcc mu wàcce mbas bi su fi jógee rek defe naa dañuy delloo parce que état d'urgence état d'exception la wax naa ko sànq moo tax monsieur le président de la République à travers son ministre de l'Intérieur démb dem na défendre loi boo xam ne dafa introduire lu bees ci loi ancienne loi 69/29 nekk tey loi 46/2020 boo xam ne dafa dugal la gestion des catastrophes naturelles et sanitaires maanaam tey président de la République bu gisee mbas wala catastrophe naturelle boo ko déggee mooy inondation tremblement de terre ak yu demee noonu wala feebar épidémie yàlla nañu ci yàlla musal mu mën a jël décision wu joxe ay mesures yoo xam ne dinañ ko mën a appliquer ci saa si avec célérité sans bañ a xaar te du ñu dem état d'urgence
état d'urgence dafa diis. dafa diis trop. tey policiers yi ñu doon wax léegi ak alkaati yeeg mais dañu sonn bu ñu waxantee dëgg ñu ngi si biti di fanaan ci biir am ñoo xam ne peut-être waroon nañ dem congé doo mën a dem waroon nga am permission doo ko c'est dafa yu bëri yu nekk ci ginnaaw yu Sénégalais yi war a xam. am na ñoo xam ne gën ñu ngi seen famille bu yàgg et cetera ndax mobilisation te loolu wàññiwul dara seen liggéey ba ñu war a def tous les jours boo demee si commissariat de porte plainte fekk leen fa ak leneen ak leneen donc président ne comme état d'urgence nekk na lu 10 dañuy mobiliser armée mobiliser police nañ ko wàññi tuuti mais parce que te baaxul sax si image du Sénégal ñun dëkku jàmm lañu fu ñu toll si mbedd mi si yeneen dëkk yi ñuy dégg Sénégal dem na état d'urgence demande état demande comme si dafa am ay problèmes sécuritaires te amul donc président ne nañu introduire loi boo yokk loi bi partie sanitaire catastrophe sanitaire ak naturelle ci loo xam ne bu amee comme li xew Ngajaga fan yi wala leneen loo xam ne ñaanuñu ko yàlla parce que bu ñu nee catastrophe nee nañu formam ak ampleur am ak soudaineté am ci français maanaam doo ko xaar day bette yaatu na ak métti na métti boo xam ne état fonctionnement am normal mënu ko may mu jàkkaarloog moom donc ñu may président jumtukaay yoo xam ne moom ci boppam wala ministre de l'intérieur wala membre gouvernement yi wala gouverneur ak préfet yi ñu jël ay mesures rapidement pour circonscrire ko te du ñu dem état d'urgence te du ñu mobiliser armée bi yëpp mobiliser police et cetera te du ñu mën a jàkkaarloog moom donc ça veut dire que état mi ngi ci esprit wu assouplir donc li ñuy ñaan ba léegi rek mooy li may wax situation mbas mi moom mooy dicter décision yi état di jël sur le plan de l'urgence parce que boo xoolee c'est vrai ministère de l'intérieur mooy intervenir sur le plan de la sécurité mais décisions yi sont motivées par le ministère de la santé tey amuñu problème sécurité au Sénégal problème santé la ñu am donc bu ñu xeexee mbas mi ñëpp comprendre takk masque yi respecter état couvre-feu bi dandante bi et cetera ba mu wàcc incha allahu taala c'est sûr que dañ koy teggi mais je l'ai dit tout à l'heure su fekkee ne am na ñoo xam ne ba léegi ils sont récalcitrants souvent ñu nekk ay jeunes il faut ñu wax ko aussi nga xam ne ñoom la plupart du temps dañuy asymptomatique dem di wàll mag yi ñoom ñu siy des mais état day kon na jël ay mesures parce que foofu la ñu toll mbas mi guerre la luy rey ay nit te nekkatuñu ci prévention dañu nekk ci gestion mbas mi chaque jour ñu gis des gens yu wàcc liggéey xam nañu ay kilifa yu bëri donc il faut man daal foofu laa bëgg insister c'est-à-dire bu ñu amul opposition entre l'État et la population la population c'est l'État l'État c'est la population ñu ñoo bokk Sénégal bi gis ngeen mbas mi bi mu commencé fi ñëpp dañu tëj seen frontière kenn génnatul même ñi ngi naan État tey bu ñu bëggoon génn duñ ko mën a def donc suñu gaal gi nañu fexe ñu góorgóorlu rafetal bokk gis-gis bokk xalaat defar ko ba mbas mi jógee fii li si des nag toutes les autres contingences muy politique muy leneen du wees voilà du wees vraiment man message boobu daal laa bëgg jàlle de nañu respecter mesures du président de la République dictées ak mesures du ministre de l'Intérieur teg ak yeneen ministères yi ministère du transport peut-être amul ko fi teewal te am na yu mu jël et cetera nañu xam ne on le fait pour notre bien ndax virus bi xamul président xamul ministre xamul sëriñ xamul mag xamul ndaw xamul kenn xamul kenn de te ñëpp la mën a dal te gis nga ni nit ñi commencé nañoo dindi complexe bi nekkoon autour vraiment de cette maladie là de ce virus nga xam ni boo ko amaan daanaka man dem naa reportage tonton Laye ndaw si naa ma sama yaay coronavirusul de dafa amee cancer xam nga loolu grave na parce que cancer tey ni mu ñàngee bu ñu demee ba mu gënal nit corona nga xam ni stigmatisation bi rëy na loolu tamit war nañ ci wax tonton Laye daw ku wéradi loolu tamit du yoon. c'est que loolu lu may ajouter ci monsieur Kalem wax léegi rek mooy que kon ñoo ko waxee il faut les gens comprennent que dëkk ñoo ko bokk tous les porteurs de voix yi nekk ci dëkk bi te dañu waroon associé wu àndandoo jàppale président bu def ay déclaration unanime gars yi ñëpp ànd topp ci muy politique muy société civile muy religieux muy keneen ak keneen koo xam ne war nga am kaddu tey mbir mi fu mu toll tey te épargné wul kenn kon ñoo ko waxee épargné wul kenn donc ce qui dit que ñun suñu bopp suñu jàppaloo suñu biir liggéey ba suñu dëkk sauvé ci ñu fexe aar yeneen dëkk yi nga xam tam jege nañu ñu sauvé ci kon suñu dund day neex suñ ci paree nag ku ne la nga doon yëngatu nga dem yëngatu ci mais quant à confiance boobu tant que rañewul entre nous ku ne defee ne par exemple ci biir lii nga war a profité yéegal sa voix pour am leneen la war a am rek ñu ngi dugal askan bi ci musiba. ce n'est pas le moment en tout cas pour que ñuy tirer fu ci nekk ñu daal di dem xooli Boubacar fan nga dem daa mel ni bougé nga de. waaw bougé naa fi mu toll nii nag maa ngi fii si Médina donc ñu ngi si Rue 6 yaa ngi koy gis suma ginnaaw nii sax
waaye takk der yi ñoo nekk nii ñoom daal respecté dispositif sécuritaire bi nga xam ne teg nañ ko fi ñu fàttali nag Médina fan yi ñu génni muy premier jour couvre-feu bi comme ay Grand Yoff comme ay ñaari tali xawoon naa tàng lool parce que sur rue 25 metti woon na loolu diggante waaye takk der yi ak askan wi moo tax nag fi mu toll nii tey ñu ngi fi pour xool lan moo fi am mais liñ fi gisagum dal na suñuy xel parce que à part waaye takk der yi doo gis keneen ku nekk si mbedd mi oto yi nag yi nga xam ni ñooy circuler mooy oto média yi à part oto média yi nga xam ne dañoo am urgence boo xam ne dañ koy doxi muy doon malade boo xam ne dañ koy yóbbu Ndeye Marème Gaye dafa mel ni daal comme ni nga ko waxee moom Médina fi mu ne moom vraiment coow laak riir la yëpp dal na ñi ngi gis sa ginnaaw daanaka ay takk der rek yoo takk der rek ñoo ne sa ginnaaw moom itam comme ni ma la ko laajee woon sànq amul benn cas particulier bu ñu fa noté wala ko ñu dafay ronde loolu daal seetlu nañ ko waaye ay cas particulier moom gisaguñ ko fi. tout à fait alors ñu jaajëfal la bu baax Boubacar Dieng yow yaa nekk ndaw li ñuy teewal ci terrain bi ngir mën ñu indil lépp loo xamante ni moo xew ci jamono ji ci moment bi nga xam ne dañoo nekk ci couvre-feu monsieur Kane du moins daa mel ni waxtu bi ñu cërale woon daanaka jeex na ñu gis ni réponse yi vraiment pertinente nañ ñu bëggoon xam sa mot de la fin et puis message bi ngay lancé à l'endroit surtout nag des jeunes. waaw merci beaucoup di remercier bu baax rek di remercier vraiment kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci télé bi di leen ñaanal aussi vraiment suñu borom def fi jàmm yokku xewal yi di wax ne émission yi am na solo di def appel rek li ma ko waxee sànq ci di féliciter encore force de défense et de sécurité yi maa ngi tudd policiers yi fàtte naa tudd aussi sapeurs-pompiers yi ñi ngi def liggéey bu rafet aussi parce que bi ma commencé ba léegi def nañu 57 sorties ñi nga xam ne jigéen yu ëmb la ñu ko yooyu am problème mu taxi ak yooyu ñëpp ñi ngi intervenir di si jàpp donc vraiment li ñuy lancer population sénégalaise surtout jeunesse bi mooy nu ñu góorgóorlu respecter mesures yi ñu étiqueté ndax bu ñu góorgóorlu ñun ñëpp ñu respecté nekk benn nit comme ni ko laay waxee léegi dinañu réussir mbas mi féete ginnaaw ndax tey dëkk yi bopp sa bopp la gis ngeen ci vaccination bi ku nekk ngi ut donc Sénégal benn dëkk lañu bokkuñu ko keneen te ñun dëkk bi bu amee jàmm ñu am jàmm bu ko amul yàlla na ci yàlla musal duñ ko am donc nañu góorgóorlu ñu nekk benn nit respecter mesures yi xam ne y a pas de confrontation état ak population ñun ñëpp benn man daal message boobu laay joxe ñu dimbali ñu ba nga xam ne bu ñu dépassé fii leneen la ñu wax waaye du Covid 19 voilà di sant bu baax aussi tout le personnel du ministère de l'intérieur ak ministre bi nga xam ne moom ma yebal fii di sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu lay remercier également tonton Laye waxtu bi jeex na xam naa demain incha allah ñu ñëw gën a yaatalaat comme dañ koy defee saa su ne waaw di rafetlu présence sam ak jéem a yàlla nañ dégg li mu fi wax yëpp parce que li mu fi wax lu defar la rek ñu bëggante suñu biir xam ne lépp ñoo ko bokk xam ne parce que bu métti ñu ñëpp lay métti bu neexee ñu ñëpp lay neexal kon ñëpp ñu am kaddu gi nga xam parce que war na mën a ne kaddu koo xam ne war nga mën a génn nit ñi toppale ci ñu ñaan te aussi may ñaan encore chef religieux yi nañ fexe di yokk seen communication dimbale intérieur ñu yokk communication su taxawee rek lu bari dina soppeeku parce que soo gisee dama tàmbale woon te ak dama mujjee rek tey moo lay woon ni lu bari sedd mooy nuyu sama waa kër bu baax a baax Ndeye maa ngi leen nuyu bu baax a baax macha allah ñu leen di remercier bu baax a baax mbokk yi ñu doon seetaan ici et ailleurs ci émission bi di fu réew mi toll nag xam nañ ko jamono ji mbasum coronavirus moo obligé bi lépp plateau comme niñ koy defee saa su ne ci événement bu ne ITV di leen koy indil ñu di leen jaajëfal di leen jox rendez-vous demain d'ici là portez-vous bien bonne nuit. déglu leen déglooti leen ma wax ak yéen ndaanaan ni